ها ولا دنياتي ها ولا دنياتي. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour Monsieur Seydi El Hadj Mohamed El Cheikh, Inessa Bari de Nouril Moutassam TV. J'avais quelques questions à vous poser par rapport à les événements qui viennent de se dérouler. Donc ce voyage marque votre première sortie internationale dans le cadre de votre mission Imam Al-Mahdi. La première question, ce serait de savoir pourquoi le choix de la Côte d'Ivoire et savoir comment vous comptez propager la mission en Afrique. macha allah bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin soxna si Inessa maa ngi lay nuyu bu baax ak waa Nouril Moutassam TV yëpp aussi di kontaan ci question bi nga xam ni moom nga ñu posé comme ni ma ko waxee woon rek ci sama intronisation yàlla dafa dogal nun amuñu choix ki nga xam ni moom moo ñu intronisé te mu di Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif moom moo ñuy jox toujours fi nga xam ni mooy destination bi ñu war a jëm bi ñu paree mois de janvier. moom moo wax ni nañu dem Côte d'Ivoire suñu demee am na secret bu mu ñu jox bu ñu agsee ci aéroport ñu teg kaan bi nga xam ni moom la ñu sant ñu teg ko am secret bu ñu jàng secret boobu nag ci salaatul fatiha lay dellu mais sens bi yëpp mooy dafa am lumière boo xam ni moom daf ko décider tasaare ci Afrique de l'Ouest mais jaare ko ci la ñoo tuddee la terre ivoirienne loolu mën naa ni mooy choix bi nga xam ni moo tax tey jii ñu ñëw suñu première sortie internationale ñu ñëw Côte d'Ivoire macha allah. Bonjour Seydi Mohamed El Cheikh. Alors nous la question c'est que votre mission, la mission universelle de l'imam Al-Mahdi Al-Muntazar est une mission de paix. Et aujourd'hui le monde est secoué par les querelles entre pays, notamment la guerre qui sévit actuellement entre l'Ukraine et la Russie. Alors nous aimerions savoir quel est votre avis sur ce point. macha allah Haji Malick ñu lay nuyu bu baax yow aussi ak équipe bu Medina Cheikh TV yëpp waaw je pense que poser nga question boo xam ni c'est une question d'actualité la guerre entre la Russie et l'Ukraine peut-être mën nañ ko tuddee guerre mën nañ ko tuddee aussi invasion mën nañu aussi utiliser beneen vocabulaire man nag gis-gis bi nga xam ne am naa ko ci mooy occidentaux yi seen bopp peut-être léegi dafa am loo xam ne moom la ñu jiital li ñu jiital mooy la ñu tuddee conflit d'intérêt actuellement moom ngay gis ci occidentaux yi dafa am conflit d'intérêt parce que Russie jàpp naa ni su fekkonte ni amul woon benn intérêt ca Ukraine peut-être xëy na lii xew yëpp ci fan yi mën na bañ xew Ukraine aussi jàpp naa ni am na taxawaay boo xam ni su ko taxawee woon aussi moom it am intérêt yoo xam ni xëy na teg na ko ci suuf foog naa ni lii xew aussi mën na bañ xew léegi nag comme xew na damay wax en tant que un musulman di wax en tant que un missionnaire li ma gis mooy amul fenn ci àdduna ci pays bu mu mënta doon que ça soit muy Russie que ça soit muy Ukraine wala muy beneen pays boo xam ni un musulman digne de son nom dana souhaiter guerre ci territoire boobu wala ci partie boobu ci àdduna kon guerre moom kenn ñaanu ko yàlla kenn du ko apprécier kenn bëggul aussi guerre fu guerre am aussi li ñuy ñaan ak ñu ko mënta seq ak conflit d'intérêt bu mënta am dañuy ñaan lépp delluwaat ci jàmm waaye lépp delluwaat ci dialogue boo xam ni dana nekk dialogue ñëpp kenn ku ca nekk maanaam dégganteeg sa morom ba la nga xam ni moo la taxoon di jóg jël ay armes di guerre loolu ñu tekk ci suuf te ñu def dialogue boo xam ni dialogue responsable lay doon. conflit d'intérêt bi am aussi ñu xool nan la ñuy fexe ba ku nekk am sa intérêt mais ñu bañ a yàq benn réew waaye aussi bañ a fexe ba créer benn perte ci vie humaine parce que ñi ciy dee ñi ci ëpp boo seetloo ay civil lañ mais nag en tant que missionnaire de l'islam dama jàpp ni d'accord mën nañu wax ci Russie seen guerre mën nañu wax ci Ukraine mais aussi waroon nañu wax ci yeneen guerre yi passé waroon nañu wax ci destruction Irak waroon nañu wax ci musulmans yi nga xam ne rey nañu leen en Irak te boobu mën naa ni la majeure partie des occidentaux dañ doon seetaan waroon nañu wax ci Syrie ak la fa xew waroon nañu wax aussi ci Libye mais surtout waroon nañu wax ci Palestine ak ni nga xam ne tey occidentaux yi ñu ngi leen di seetaan ñu leen di massacrer kenn ku nekk ku génn ñu massacrer la kon je pense que mën nañu rek ñaawlu ñun guerru Russie ak Ukraine mën nañ ci ñaan jàmm waaye aussi ñun tamit nañu xoolaat suñu bopp
bari na fi guerre yi passé yoo xam ni concerné religion islamique te pourtant tey jii coow bi am ci guerre Russie ak Ukraine amu fa woon. Palestine ku xool bis bu nekk ñi ngi leen di massacrer bis bu nekk ñi ngi nangu seen territoire te occidentaux yi ñi ngi taxaw di seetaan. Irak boo seetee ñaata musulman ñoo dee Irak waxuma dañu guerre ak Irak dama ni dañu détruire Irak waxuma aussi dañu guerre ak Libye dama ni dañu détruire Libye waxuma dañu guerre ak réew yi nga xam ni tey yëpp mën naa ni am na lu ñuy symboliser ci islam mais dañ leen détruire te bi yooyu di am yëpp nag malheureusement occidentaux yëpp dañu toogoon di seetaan kon tey xëy na taxawaay bi ñu am ci diggante Russie ak Ukraine suñ ko amoon ca ba ñuy détruire Irak am ko ca ba ñuy détruire Libye am ko ca ba ñuy sonal Palestine kon defe naa ni tey xëy na sax yàlla mën na def jàmm am ci àdduna bi waaye nag àdduna bi da ngay gis ni dafa am 2 poids 2 mesures tey ñëpp a ngi wax ci Ukraine Russie warul woon def nii waaye pourtant ci boobu ñuy waxee ci Ukraine Russie waru ko woon def ni ña ngay bombarder Palestine ña ngay rey ay jullit ca Irak te pourtant kenn waxu ci moo tax ma ni nag d'accord man dinaa ñaawlu guerre Russie bi ak Ukraine bi donte xam naa ni conflit d'intérêt la mais nag li may gën a ñaawlu man mooy musulman yi ñuy massacrer ci àdduna bi man loolu lay gën a ñaawlu. Je vais rebondir sur la réponse que vous venez de donner sur votre mission en tant que guide de paix. Donc, on aimerait connaître votre position par rapport à la situation malienne, c'est-à-dire l'embargo qui a été décrété par l'UEMOA, c'est-à-dire d'autres frères africains qui décrètent une situation difficile pour d'autres frères africains qui sont aussi des musulmans. Quelle vision avez-vous par rapport à cela? Macha Allah côté boobu moom defe naa ni ñi may dégg may wax ñëpp dégg nañu ma di ko ñaawlu. dégg nañu may ñaawlu embargo bi nga xam ne am na ci Mali bu may wax en tant que sénégalais les Maliens sont nos frères comme tey jii ni ma taxawee fii ci Côte d'Ivoire ak peuple bi nga xam ni peuple frère la du Sénégal muy les Ivoiriens Maliens yi suñu ay frères lañ ak lu mënti xew ak intérêt bu mënta am waruñu mën a utiliser CEDEAO wala organisation bu mu mënta doon ci Afrique di embargo benn pays frère boo xam ni ñun ak ñoom ñoo bokk lépp kon loolu moom du man kese maa koy ñaawlu mais bépp nit koo xam ni africain nga képp koo xam ni yaa ngi séentu développement Afrique àndoo ci embargo bi nga xam ni am na te ñu def ko suñu frère malien yi. léegi nag comme loolu am na ñu nekk naan warul woon am na nañu fexe ba xool nan la ñuy créer situation boo xam ni dana dem ba indiwaat stabilité ci sous-région bi ba nga xam ni loolu ñu defoon Mali muy embargo boobu dana dañ ñu continuer àndandoo nanu nekkee woon ay voisins suñu ay frontières ñu di ko jàll ñëpp di ko jàll en paix te kenn bañ ci am benn problème. Vraiment man de ma part personnelle maa ngi soutenir publiquement le peuple malien ci ni nga xam ne embargo nañ leen parce que je me sens sénégalais je me sens malien je me sens guinéen je me sens ivoirien macha allah. Imam Al-Mahdi, un terme revient souvent lorsqu'on parle de votre mission, et c'est le terme compagnon, les compagnons de l'imam Al-Mahdi al-Muntazar. Aujourd'hui, quel est leur rôle dans cette mission universelle? waaw xam nga bu ñu waxee compagnon mën naa ni ñi ngi ko jëlee ci ñi nga xam ni dañu daan ànd ak yonent bi Sayyidina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam sahaba yi daan ànd ak moom ñu tuddee leen les compagnons du prophète Mohammed paix et salut sur lui. Je crois que mission bi nga xam ni les compagnons du prophète Mohammed paix et salut sur lui moom la ñu amoon avec le prophète de l'islam c'est la même mission moom la war a compagnon imam al-Mahdi yi war a am ñoom it seen diggante ak imam al-Mahdi. léegi nag la mission des compagnons du prophète Mohammed paix et salut sur lui du woon lenn lu dul fexe ba drapeau islam ñu gën ko hisser gën a yëkkati drapeau islam mais gën a fexe ba aussi lu baax li nga xam ne moom la ñu xamee islam. tolérance bi nga xam ne moom la ñu amee islam entraide bi nga xam ne moom la ñu xamee jullit yi seen biir ñu soqat loolu ba loolu dem tey jii jàpp naa ni ñi ànd ak imam al-Mahdi dañu war a déglu directive yi imam al-Mahdi di joxe ci mission universelle bi ñoom it ñu fexe ba directive bu mu joxe te directive bi du lenn lu dul fexe ba dooleel islam fexe ba dooleel lumière bi nga xam ni moom mooy lumière u salatul fatiha ñu fexe ñoom ba directive boobu ñu koy partager ak i seen ay voisins di ko partager ak i seen ay compagnon ñoom di ko partager ak ñi nga xam ni pratiquement yéene nañ leen ci lumière bi
ba lépp lu ñu soxla tey ci lumière lépp lu ñu soxla ci stabilité mais lépp lu ñu soxla ci entre-aide mu am ci diggante compagnon imam al mahdi yi comme na mu amee woon ci diggante compagnon sayidina muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam mais ñu yaatal ko ba kenn ku nekk ak région booy mënta dund wala réew mooy mënta dund ci àdduna soo nekkee jullit nga jot ca su fekkee yàlla dogal na bokkoo ci religion islamique ñu jox la aussi respect bu mot sëkk ba nga xam ni kenn du tooñ sa religion wala di la wax loo xam ne bu ëllëgee dina la met loolu mooy message yu islam. Son Excellence, ya Imam al-Mahdi. On sait à quel point Maulay Cheikh Ahmed Tidiane est cher à votre cœur. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur Maulay Cheikh Ahmed Tidiane Chérif? waaw macha allah soxna Inessa man laaj ma ci Maulay Cheikh Ahmed Tidiane Chérif daf may dugal ci xaal Maulay Cheikh Ahmed Tidiane Chérif man mënuma ko définir par rapport ak amour bi ma am ci moom su amoon rek peut-être quelques explications yoo xam ni mën naa ko joxe ci sama diggante ak Maulay Cheikh Ahmed Tidiane damay wax ni Maulay Cheikh Ahmed Tidiane pardon li mu symboliser ci man dafa rëy Cheikh li mu symboliser ci man dafa rëy xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li mu symboliser ci Maulay Cheikh Ahmed Tidiane Chérif mooy Maulay Cheikh Ahmed Tidiane dafa topp ci tànk yonent bi Cheikh dafa topp ci tànk yonent bi maanaam tey ñiy revendiquer wàllu sunna man sunni yiin dëgg ñiy revendiquer wàllu sunna man sunni yiin dëgg suñ ni ma woon tànnal sunni yiin dëgg koo xam ni jëfam ak jëfu yonent bi amul wute man Maulay Cheikh Ahmed Tidiane Chérif lay tànn parce que dama gis ni Cheikh Tidiane moo consacré dundam yëpp yonent bi ba noppi yamu ci mais dellu jël ay taalibeem yëpp ñu consacré seen dund yonent bi xam nga bi yàlla ne inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima tey taalibe Cheikh Tidiane Chérif boo gis yitteem lenn la mooy yore salatul fatiha di julli ci yonent bi kon man bu ma tànnuloo woon sunni yin dëgg ki consacré dundam ci yonent bi consacré dundi taalibeem ci yonent bi Cheikh Tidiane Chérif laay wax sama digganteeg moom nag mooy yàgg naa ko di wax man mënuma doon dara sans Cheikh Tidiane Chérif sans Maulay Cheikh Ahmed Tidiane Chérif sans son apport fii ma taxaw ñu may poser question kon kenn du ma fi taxaw bañ may poser question sama lépp Cheikh Tidiane la léegi nag lu tax ma ni sama lépp Cheikh Tidiane la man dunduma Cheikh Tidiane ci aada ñemewuma sax ku toll ni Cheikh Tidiane Chérif ma koy dund ci aada man ci xaqiqa laa koy dund du ma dund mukk Cheikh ci aada ci xaqiqa laa koy dund mooy lumière boo xam ni jot naa ci tey ba mën a wax ci lumière wala ba mën a utiliser lumière di doxal mission ci axiru zaman ak axiru zaman nu mu lëndëmee bu may delloo sant bi yàlla la ñuy sant waaye boo santul nit munoo sant yàlla kon damay jaareele sama sant ci loxo Maulay Cheikh Ahmed Tidiane soo ma définir loo Maulay Cheikh Ahmed Tidiane damay wax mooy reflet wu lépp luy lumière bu jógee ci crème Muhammad waaye boo ma waxee ma définir Maulay Cheikh Ahmed Tidiane damay wax ni mooy synthèse lépp loo xam ni ruux soxla woon na ko ba noppi bu ko ruux amee àgg ci yàlla Maulay Cheikh Ahmed Tidiane mooy synthèse bi soo ma définir loo Maulay Cheikh Ahmed Tidiane damay wax ni lépp luy réalité uluhiyat lépp luy réalité boo xam ne tey mën na jëriñ nit ci digganteem ak ci boromam bu ñu xoolee réalité boobu la ca làqu mooy crème lumière u Cheikh Tidiane Chérif kon Maulay Cheikh Ahmed Tidiane Chérif man mooy sama tay mooy sama ëllëg mooy sama gannaaw ëllëg ndax bi yàlla di wax dafa ne huwal awalu wal axiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli shay'in alim am na xaqiiqa boo xam ne boo ko miinee suñ la nee zahira ngi nii sa réalité ngay yëg sa réalité bu dee ci Cheikh la bawoo kon Cheikh nga yëg suñ la nee lu nëbboo ngi nii sa réalité ngay yëg bu dee loo xam ni ci Cheikh lay dellu kon Cheikh nga yëg li feeñ noonu li làqu noonu li njëkk noonu li mujj noonu man daal sama lépp Cheikh Tidiane Chérif ku may bëgg ma ak leeru lumière u Maulay Cheikh Ahmed Tidiane ku ma bëggul it bàyyi ma ak lumière u Cheikh Tidiane Chérif ndax la góor ga waxoon nee na kenn ku nekk la mu dund moo ko xam la ma dund ak Maulay Cheikh Ahmed Tidiane ba ma dee rox dund ak moom ba ma nekkee ci état nouraani yu dund ak moom ba ma ñëwee ci shahada ba fii ma taxaw ci Côte d'Ivoire di wax man mii dëgg-dëgg maa xam Cheikh Tidiane Chérif soo mosee leeram lu leeram di saf man mii am naa ci xam-xam. Alors, Imam al-Mahdi, le monde en détresse attendait avec espoir la venue du missionnaire de la fin des temps. Ce peuple attendait d'être libéré de sa détresse. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui vous attendaient, à ceux qui avaient l'espoir de la venue de l'imam al-Mahdi al-Muntazar?
waaw macha allah Hadj Malick ñoom li ma leen di wax rek mooy bi ma Mawlaa Cheikh Ahmed Tijani Chérif di introniser samedi le 29 janvier 2022 daf ma introniser ak li nga xam ni moom la àdduna soxla actuellement déggal bu baax li ma wax dama ni bi ma Mawlaa Cheikh Ahmed Tijani Chérif di introniser samedi le 29 janvier 2022 daf ma introniser ak li àdduna soxla actuellement léegi nag ñi ma doon xaar lan laa leen di wax xaw ma ñu bañ ma déggal de wala ma waxi nii ñu defee neneen mais buñ ma déggalee ma wax ñu def ma tere ñu bàyyi du ñu daanu ci kàmbu te du ñu gëm aada loo bëgg-bëgg nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na ko wax Umar ni Umar loo bëgg-bëgg Muhammad message la amee message universel boo xam ni li muy laaj mooy mu wax ñu dégg mu tere ñu bàyyi yonent bi daan na ko wax Umar ni Umar loo bëgg-bëgg Muhammad message universel la amee boo xam ni li message bi di laaj mooy lu mu wax ñu dégg lu mu tere ñu bàyyi loo bëgg-bëgg aussi Imam al Mahdi loo ko xaar-xaar Imam al Mahdi message universel la amee boo xam ni it li muy jëriñ mooy la mu wax ñu def la mu tere ñu bàyyi en tout cas kenn du def li ma santaane bàyyi li ma leen tere ba noppi xëy daanu ci kàmb kooku c'est impossible parce que bi ma Mawlaa Cheikh di introniser samedi le 29 janvier 2022 daf ma introniser ak lumière bi nga xam ni moom la adduna bi soxla actuellement ci axiru zaman. Merci. Ah, il y a une autre question. Son Excellence, ce sera notre dernière question. Donc, on constate que vous êtes venu avec une canne différente ici. Habituellement, vous aviez une canne un peu argentée, plutôt argentée, on va dire. Est-ce que vous pouvez nous en toucher quelques mots, s'il vous plaît? waaw soxna Inessa loolu moom boo ma ko laajul woon sax dina ma bett parce que ñi ma miin ñëpp xam nañ ni man bu may génn am na kaan bu may faral di yore kaan boobu maa ngi ko njëkk indi gàmmu 2009 kon yàgg na gàmmu 2009 laa ko njëkk indi ñu xàmme ma kaan boobu kéemaan yi ni faral di wax sax yu ci bari ñu gis ko kaan googu la ñu gis ma di ko defee su ma ñëwee tey Côte d'Ivoire indi beneen kaan boo xam ni c'est la première fois ñu bari gis ko wax naa leen réponse bi sax même avant ngeen may laaj ndax dama ni leen kaan bii kaanu Côte d'Ivoire la léegi nag comme kaanu Côte d'Ivoire la ndax dinaa ko yóbbaat beneen réew mi ngi dépendre ci Mawlaa Cheikh Ahmed Tijani mais pour l'instant kaanu Côte d'Ivoire la Cheikh Tijani daf ma sant benn secret salatul fatiha bu ma waroon jàng à la descente de l'avion bu ñu accès aéroport Houphouët-Boigny su ma tegee sama tànk ci suuf dox ba ci biir fi nga xam ni fa lay nit ñëpp di daje ma génne kaan bi ci booy génn aéroport bi ci benn place boo xam ni place la boo xam ni maanaam bu mu tànnal boppam la ma samp fa kaan ba taxaw fa jàng fa li ma fay jàng defe naa ni nag image yi mën na ko wane du lu ma ñëw ba ci conférence bi wax mën ngeen ko laaj aussi compagnon yi ma àndaloon ñëpp bàyyi woon ci woon xel mais su ma ko waxee daan ci bàyyi xel démb ñu bari gis nañu bi ma accès aéroport Houphouët-Boigny taxaw naa aéroport ak kaan bi 30 minutes sur place ngeen defee ni 30 minutes boobu dañ fa taxaw noonu rek du lu xëy ba organisé 30 minutes te maanaam yorewu ma woon bagage yi ma indi woon ñeneen ñi ñoo ko enregistré ci seen tour kon man libre woon naa ci samay mouvement mais taxaw naa aéroport 30 minutes ak kaan bi taxaw boobu nag la ma waroon jàng laa waroon jàng ba mu motee la gars yi ñëw ñu dem loolu moo tax ma ne kaan bi kaanu Côte d'Ivoire la te lii ma lay wax ni compagnon yi àndoon ak man yëpp léegi la ñuy soog a yëg ni ndekete taxaw bi ma taxawoon démb aéroport 30 minutes ak kaan bi dafa amoon lu tax Cheikh li mu bëggoon wax naa leen ko ni maa ngi remercier sama frère ivoirien yi ma fekk yëpp ni leen daje bi ñu daje aussi bénéfice la rek waaye du woon lu yëkkati woon sax mission universelle bi fii tey mission universelle bi li ma fi santoon mën naa ni bokk na ci li gënoon a yomb ci mission yi ma doon dox bii daal moom bokk na gum bi ci gën a yomb lu tax mu gën yomb mooy bii dama war a ñëw aéroport dugg fa ñuy enregistré bagage yeeg yëpp ànd ak nit ñi dem ba benn place taxaw fa jàng fa la ma fay jàng avion yi décollé waat ci aéroport bi yóbbaale ko ca dëkk yan ko war a yóbbu su ma neexoon jaare ci wàññeeku léegi nag jàng naa ko foofu buulu lumière ba tas na passager ya doon dem jël nañ ca avion ya doon décollé jël nañ ca beneen deuxième phase bi ci des kooku sunu demee ba 2023 bu ñu ñëwaatee sur place du ñàkk na dana am lu ma ci décortiquer mais avant boobu demander leen mystique yi ñoom daanu comprendre lan laa ci war a décortiquer mais nag aussi man li may liggéey yëpp
que ça soit muy baatin que ça soit muy zahir nañu xam ni njëriñu Afrique la en premier njëriñu sunu réew la di Sénégal mais njëriñu Afrique de l'Ouest la mais njëriñu Afrique en général la njëriñu àdduna bi la njëriñu bépp jullit la kon man sama lépp ci njëriñ lay dellu mën naa ni nag kon loolu tey moo ma indi woon Côte d'Ivoire mission boo xam ne dama ko war a dox naa mission bi pare naa mission bi pour l'instant ndax ci ay ordre Mawlaa Cheikh Ahmad Tijani Chérif lay dox bu ma demaatee ba mu santaat ma ñëwaat fi taxaw mais daal njortu naa ni 2023 dinaa fi ñëw ndax am na lu nu war a organiser waat. bari ngeen ci am daal ndax réew boo jëm ak bosam wala bii mën ngeen ko utiliser waat ci yeneen réew. waa xam nga man kaan yi du sama kaan déjà waaw man kaan yi du sama kaan bu doon sama kaan rek damay tànn benn bu woyof boo xam ni moom laa yore sama giiru dund te aussi na ngeen seetlu lenn kaan ñi koy yor ñu bare yoruñu ko nii parce que dañu bëgg yor kaan dañ koy yore parce que dañ ciy sukkandiku bu ñuy dox pourtant ba ci kaanu yenente yàlla Moussa alayhi salaam Moussa bu daan dox daf ko daan samp man c'est très rare ngeen gis may dox di samp kaan parce que man ce que je préfère mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu daan doxe man moom laa préféré mooy dox boo xam ni doxinu sportif la du ma dox pour di maanaam mel ni koo xam ni rek dama bëgg yàlla may ma force teewul ma ni damay jàpp ci kaan pour ñu teg ma kilifa wala déedéet kaan yi may yori ñëpp xam nañ ni c'est mystique léegi nag bii kaanu Côte d'Ivoire la mais ndax kaanu Côte d'Ivoire dina dem Afrique du Sud loolu kenn du ma ko posé Mawlaa Cheikh Ahmad Tijani lañ koy posé ndax kaanu Côte d'Ivoire mooy dem Màkk loolu Mawlaa Cheikh Ahmad Tijani Chérif la ñu koy posé ndax mooy dem Chine Mawlaa Cheikh Ahmad Tijani Chérif la ñu koy posé xam naa daal pour l'instant kaanu Côte d'Ivoire la ba bañ may yabalaat beneen réew incha allah. Donc, une dernière question donc l'imam Al-Mahdi Al-Muntazar, le monde est suspendu à vos lèvres pour savoir quelle est la prochaine étape. macha allah la prochaine étape comme ni ma ko waxee rek pour l'instant bu ñu retourner au Sénégal dem Medina Cheikh Tijani Chérif ñi ngi préparé shahru Ramadan bii ñu jëm nga xam ni wax naa ko ni weeru koor la goo xam ni barke bu yaatu mi ngi ci ndax weeru koor rek li mu ëmb ci barke kenn xamul na mu toll mais rawatina bii nga xam ni yàlla dinañu dimbali ba ci biir koor gi ñu am cérémonie ba ñoo tuddee cérémonie 10 avril maanaam dinañu kon toog wasifandoo dinañ toog zikkarandoo dinañ toog saafonte ci mois sacré bi gën ci mois yi muy shahru Ramadan loolu rek déjà bénéfice la ci compagnon yëpp amuñ ñëpp xam nañ ni weeru koor ñun lu ci bari dañ daan tëju nekk ci xelwa ba koor gi jeex yàlla dogal na koor gi dinañu am temps wu saafonte te defe naa ni koor dafa bokk ci ngëneelam nga jug rek dem fekki sa moromu jullit sax saafonteeg moom rawatina nag compagnon yëpp daje disciple yëpp daje ñuy zikr salatul fatiha ci terre sainte terre sacrée bu Medina Cheikh Tijani ci shahru Ramadan defe naa mooy étape bi ñu jëm léegi nag bu ñu ca jëmee ba pare ñun comme ni ma ko waxee rek missionnaire lañu lenn la ñuy xool mooy joxañ ba kan mooy joxañ baaraam Mawlaa Cheikh Ahmad Tijani Chérif te waatoon naa te waataat ni fu mu joxañ bu doon sax géej ka séparé ak man wala safara danaa fa dox dem fa loolu moo ma ñor asalaamualeykum wa rahmatullah ولا دنياتي ولا دنياتي شكرا 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 شكرا